salaamaaleykum mbokki internet yi salaamaaleykum mbokki Sénégal mbokki diaspora ñu ngi am mbégte kontaante tey ñëw fii ci seet si soxna soo xam ne kenn dootu ko présenté ti fii ci Sénégal muy soxna Fatoumata Gueye nekk responsable politique waaye tamit nekk acteur de développement boo xam actrice de développement bu mag di def ay activités yu am solo ci Fouta waaye tamit ci Sénégal nekk koo xamante ni daal wax dëgg yàlla kenn dootul naatableti xarañteem ak Pastefam ci jigéenu Sénégal surtout jigéen yi nga xam ne ñoo dëkkee ca Fouta moom lañ seet si woon tey ñu ngi koy nuyu di ko ziar baax waaye tamit balaa ñuy door ñu ngi nuyu mbokku internet yi nga xam ne ñoo safoo di seetaan di déglu seen chaîne waa Bitim Réew TV di nuyu ñëpp di ziare ñëpp di leen ñaanal jàmm bu baax di leen ndokkeel tamit ci addu bees yi nga xam ne dugg nañ si di leen ñaanal yàlla nañu yàlla defal atu jàmm yàlla def ci réew mi jàmm feebar bi tamit yàlla na ko fi yàlla jële ko ci àdduna bi yëpp ñëwoon nag de doon seeti soxna su baax a baax dañ koy daal di nuyu rek jox ko mu daal di présenté wu nuyu ak téléspectateurs yi nga xam ak internet yi nga xam ne ñooy safoo di seetaan seen chaîne Bitim Réew TV ñu ngi lay nuyu baax a baax Adja Fatoumata Gueye. maa ngi leen di fay monsieur Allé di rafetlu seen ñëw fii di ci def seeni contribution maa ngi leen wax soyez les bienvenus. jërëjëf bëggoon nañu rek nga daal di présenté wu wax ñu kan mooy Adja Fatoumata Gueye. waaw Fatoumata Gueye mooy debbo Fouta jigéenu Fouta la nekk ça fait 16 ans Canada. waaye Fouta dafa bëgg dafa xam te bëgg tamit indi participation contribution ci développement Fouta particulièrement mais ci Sénégal tamit maa ngi rafetlu vraiment seeni taxawaay. jërëjëf bëggoon nañu rek nga defal ñu rek tuuti taxaw ci li nga xam ne moom nga jiite mouvement bi nga jiite di taxaw jigéenu Fouta yëpp ñu bëggoon xam kañ nga tàmbali liggéey boobu ak lan moo la motivé ba nga commencé def loolu. waaw ça fait 10 ans ñoo ngi ci terrain bi mooy réseau des femmes rurales actives pour le plan Sénégal émergent ça fait 10 ans association la woon association mission humanitaire pour le développement des jeunes. ñu changé waat tur nekk union pour l'émergence du Fouta ça fait 10 ans mais depuis bu ñu amee suñu plan Sénégal émergent bi 2015 lañ ci yokk réseau boobu ci biir union pour l'émergence du Fouta dañoo décider ne day am volet jigéen yi mooy GPF bi tamit nekk réseau mooy réseau des femmes rurales actives pour le plan Sénégal émergent. dëgg la nga doon amal rek ndaje bu am solo bu yàggul dara ci Fouta mu tombé ak ay élection ñu bëggoon xam naka nga def rek tey ba réussir événement bi nga xam ne moo la amal ak naka nga ko déroulé bëggoon nañu tamit nga ñëwoon tuuti ci activités yi ak naka lan nga fa doon def. waaw événement yi foofu développement la waaw man responsable politique bi ma nekk Canada la am mouvement de soutien des femmes APR Canada. mais fii ci Sénégal su ma ñëwee ak Fouta bi développement bi la ñuy jiital donc looloo waral mu yomb ndaxte nanguwuñu am tendance dañoo nekk foofu di liggéey ak bëgg liggéey ak ñëpp looloo waral day yomb képp koo xamante ni bëgg na développement quelle que soit tendance bi nga nekk mën nañu liggéey ci jàmm ak salaam ndax li ñu jiital moo ko waral. programme bi bëggoon nañu programme bi nga amal ak naka nga ko amalee ak programme bi lan moo nekkoon ko chronogramme bi lan moo amoon ci programme. waaw 72 heures la def nañu suñu 3e édition ren nag taseeg ñuy inauguré maison de développement communautaire des femmes de l'île à Morphil ñu am suñu équipement de transformation des produits locaux am tamit suñu usine ndox. def ay formation pour ñi war a liggéey ci kii boobu noonu def suñu thème l'autonomisation économique de la femme rurale def tamit femme ak digital femme ak gouvernance ay thèmes yu am solo yoo xamante ni dañuy jàppale ci vivre ensemble jàppale ñu tamit ci xëyu ndaw yi jàppale ñu tamit ci suñu leadership ak entrepreneuriat féminin.
am na solo bu baax en tant que actrice de développement nekk Fouta tey lan nga jàpp ne tey moo nekk manquement yi nga xamante ne tey bëggoon nga tamit autorités yi jot ci pour yow li nga xam ne yow jote woo fa tey ñoom mën nañu fa jote pour def ko te lan nga jàppoon ne tey war nguur war nañu mën a dimbale yi nga xam ne yéen ay actrice de développement nekk fa liggéey pour gën a yegg pour ngeen seen liggéey gën a mën a yegg fu ngeen bëgg mu yegg. waa activité yi dafa manqué trop ndaxte jigéen moom jigéen yi ay entrepreneur lañ waaye équipement moo leen manqué jigéen yi ak jeunes yi tamit ay baykat lañu mais tamit équipement moderne buy tax nga bay lu bëri nga xam ne agriculture industrialisée lay doon dafa manqué looloo tax nag ñu si indi suñu contribution di leen tamit jàppale si nu ñu nekkee formel ndaxte dañ doon liggéey rek ci informel bi ñun lu tax ñu jóg mooy jàppale leen ñu gën a structuré wu am ay étude de projet mën a utiliser ak bokk si ñi am si programme yoo xamante ni tey gis nañ ko gouvernement bi teg na ko si table bi pour sénégalais yépp waaye am na ñoo xamante ni xamuñu fan la ñuy jaar ba jot si. ma nekk une femme boo xamante ne wax dëgg une brave femme gaynde di yëngu ci développement nekk Fouta tey nga organiser événement bu rëy bi tey ñu bëggoon xam ndax dafa am ku nekk ñu nekk sa ginnaaw ak kan moo lay jàppale parce que li nga def tabax benn maison des femmes à Fouta ak yeneen affaire yi nga xam ne yaa ngi koy réaliser biir Fouta ci sa association yi nga xam ne nga jiite te ñu bëggoon xam fan ngay jëlee revenu yi ak naka ngay def ba collecté loolu lépp di ko am di ko def ndax gouvernement bi mu lay jàppale wala fan ngay jëlee kii. waaw sant yàlla rek am nga boo amee ndimbalu yàlla rek am nga lépp tout d'abord ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax bi ñu yàlla mayee wér ñuy xëy di liggéey di daan suñu doole di ko def fu ñu ko bëgg a def pour l'instant amuñu ndimbalu gouvernement bi centre bi tabax nañ ko ba pare kenn duggalu ci alalam waaw kenn jógewul feneen dugal ci alalam ñun ñoo ko defaral suñu bopp te su ma waxee ñun mooy man ak ñi may àndal koo xamante ni bëgg nañ ci contribuer mais amuñu moyen financier bi mais am nañu seeni doole man it ma dem lijjanti loo xamante ni moom la ñuy jëndee matière première yi mooy ciment yeeg fer yi ak ñoom seen mais macha allah am nañu disponible di def suivi bi ak di ñu jàppale ba yàlla def ñu pare tabaxu centre bi waaw mën naa wax ne tey centre bi rez-de-chaussée bi pare na à 60%. waaw li ci des tamit mooy xam nga finition dafa du lu yomb waaw finition du lu yomb waaye yëpp daal mu ngi ci loxo yàlla. dëgg la en tant que femme li ngay def yëpp ci développement au niveau de Fouta est-ce que tamit xaaru ëllëg Adja Fatoumata Gaye war a taxaw tamit war a samp ndëndam ci département bi nga xamante ni xëy na ñu bëri xam nañ ko fa mu nekk koo xam ne wax dëgg yàlla li ko fa ñor mooy développement actuellement est-ce que dans l'avenir amoo ay ambition politique au niveau de Fouta ak yooyu. waaw bëgg politique lu ma bëgg la waaw waaye actuellement jiitu lu ma ko ndaxte dafa am loo xamante ni dama ko gis mu manqué ci sama terroir ma bëgg ci indi sama contribution donc dama koy def parce que dama ko bëgg damay jël sama alal di ko ci def dama nekk ambassadrice de bonne volonté amaguma benn responsabilité buy tax may def loolu mais sama bëgg-bëgg ak sama conviction moo tax ma koy bëgg ma koy def ci sama kii alal lu néew ci li ma yor dama koy partager ak ñi ma doon àndal ñi ma bokkal terrain bi waaw. jërëjëf mais tamit bëggoon nañu tamit nga wax ñu tuuti ci projet yi les projets à venir ndax Adja Fatoumata Gaye bi mooy 3e édition bi tey yaa ngi pare 4e édition bi incha allah bu ñu ci yàlla yóbbu jàmm. tey yan ñooy yi nga xamante ne tey fas yéene nga ko wala bëgg nga koo amal ci Fouta lan nga xamante ni tey bëgg nga koo defar pour sa population bi nga xamante ne wax dëgg yàlla yow tamit yaa ngi ànd ak ñoom depuis loolu wala ñoom tamit ñu ngi ànd ak yow depuis loolu tey lan nga xam ne yaa ngi koy bëgg dans l'avenir mu nekk ay projets yoo xam ne c'est à venir. waaw ren dañoo ubbi
kër gi ba pare def ci ñaari programme yu am solo ndax centre bi développement économique la mais aussi am na volet social ndaxte ñëwuñu fi ubbi centre bi pour di jaay ay caakri ak ay jus pour di ko jël di ko defaat ci suñuy bopp dañ ko def ci disposition population bi muy créer emploi ak tamit li néew lu ci meññ muy yenu volet social bi ndax dugal nañ ci bi yoon marmite des aînés ak régime des diabétiques waaw ubbi nañu démarré nañu tamit ferme agricole bi ndax boo waxee produit bio boo waxee diabète nga wax ci régime yi nga mën ko tamit bayal sa bopp mooy di nga mën a am sa approvisionnement centre bi luy jëm ci régime yooyu diabétique ngay def marmite des aînés bi tamit dina soxla lu bari loo xamante ni di nga ko mën a am ci ferme bi donc marmite des aînés bi ak régime diabétique yëpp lu ñu inspiré mooy am na ay kër yu nekk Canada yoo xamante ni dañuy toppatoo seeni mag di toppatoo xale yi di toppatoo les femmes victimes de violences conjugales ak yeneen donc ñu nit loolu def ñoo inspiré te gis nañ ne amul Sénégal ñu bëgg ko indi ci centre bi ndax mun mën a yaatu te phase expérimentale la ndaxte ñun am nañ 120 villages léegi ñu ngi ko commencé Walalde centre bi ferme agricole bi nekk Siwri Thiambi mais bëgg nañu ci chaque village am lu mel noonu ndaxte jeeg ñooñu ak xale yi mën a nekk autonome financièrement. même loolu lépp loo xamante ni tamit dañuy fay formateurs yi ñun ñoo ko jël en charge mais am na ñoo xamante ni expertise bi ñu ngi koy indi gratuitement mooy ANPEJ waaw ñoo ngi rafetlu macha allah liggéeyu monsieur Harouna Balde mi toogal ANPEJ ci département de Podor jàppale nañu lu bëree bëri macha allah ci lu jëm ci njàngum xale yi ak accompagnement ci formation jigéen yi waaw li jëm ci transformation yi rek ak ñoom seen la ñuy exiger nañu fay donc loolu ñu ngi ñaan gouvernement yi lu mel noonu ñu koy mën di jël en charge à 100% ndax mu gën a yombal ñu liggéey yi waaw ndaxte boo bëggee ñëw di fay restauration yeeg publicité yeeg ñoom seen ba pare encore di fay formateurs yi ba si di joxe ay pass ñoo xamante ni dañoo jóge si dëkk yi di ñëw loolu gouvernement rek moo ko mën waaw tukkikat boo xamante ni dangay fayeeku à l'heure lu néew boo ñëwee fii bëgg gérer yooyu yëpp day metti day metti yow sax danga koy bëgg mais say entourage ñoo lay bëgg sax di décourager di la parce que ñu bari dañu ñëw fii tabax dëkk mais man su ma xoolee ci sama bopp à chaque fois bu ma defee fii forum léeg-léeg sax ñaari forum yu mujj yi samay terrain laay jaay donc xam nga loolu du lu yomb bëgg-bëgg moo tax nga continuer di ko def mais tamit dangay nekk kuy sëy war a déglu say jëkkër walla am sa njaboot war leen a déglu ndaxte alal yooyu nga ciy def tamit am na ñoo xamante ni ñoom nga ko bokkal donc li ñuy ñaan rek gouvernement yi mooy ñu bàyyi xel ci initiative yu mel nii ndaxte ñun dañoo wàcc pour jàppale leen gouvernement ma nga sa kaw les bénéficiaires ñu ngi ci rukk yi waa Fuuta surtout sont dans les zones les plus reculées donc ñun dafa am foo xamante ni ñun dañuy dem foofu jàppale leen ci côté yooyu ndax ñu mën a leen ndax ñu tase boo indee bénéficiaires yi nga wax ak gouvernement yi di ngeen am fu ngeen tase ci digg bi ba échange am lu bari lu am solo mën na ci juddu waaw jërë ngeen jëf maa ngi kontaan nag di rafetlu seeni taxawaay. jërëjëf. defal ki am emploi. caggal yettude Allah e julde nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam mbeɗa yetta waa bitim réew TV arɓe ɗo hannde salmindemi caggal nde mbaɗɗen forum toon to Ila Morphil Walalde le 8 janvier oɗo ɓennuɗo le 9 janvier jaaɗen Demet waɗande banimen gorko sehil men Ablaye Elimane Dia hommage kadi eɗen belti eno jaɓɓira ɗen toon ni eɗen belti kadi e gueɗe ɗe eɗen jaari kadi toon to Walalde
haa ɗo uddirɗen e Siwre Thiambe ñande le 10 ɗo ngannduɗaa en mbaɗi ɗon démarrage woni ferme agricole anti diabète ɗum noon ko yettude Allah no feewi ndaxte hitaande fof eɗen jiya heen ɓeydaare hitaande fof eɗen jiya heen ɓamtaare nde tawnoo ɓe mballondirten heen ɓe kolliri en wonde hunde nde ngannduɗaa waɗande ɓe ngartam sababu nde so tawi a ari a waɗi neɗɗo heblo a walli ɗum hankadi no golliri golle muɗum sa ari a walli neɗɗo a addani ɗum centre kadi a hokki ɗum ɗo golli a hokki ɗum ɗo dawi kadi wasata ko dañi heen wasata ko ɓesgu mum dañi heen en mbaɗi kadi e nder maison de développement communautaire mo uddiɗɗen le 8 o en mbaɗi heen volet économique woni ene waɗi machine aji unoji e cottoji ene waɗi machine aji jornoji hankadi ɓe cohlani ni lirde gaweje mabɓe cakreje mabɓe e karweje mabɓe e darbuji machine aji gaddaɗi ɗi ko heen ɓe jornata ko ɓe gollat ko ɗum noon tawama tigi rigui ko ɓeydare nde tawno ko ɗum woni ko ummini en ko wadde modernisé ko ganduɗa ko eɗen gollortono ɗum wadde industrialisé ndemaji meɗen e wallodirede transformation yi ha e wallodirde mabɓe e ko fati e commercialisation produit ɗi ganduɗa e ɓene mbaɗa ɗum noon ko weltare mawde amin ñaago tan bandiraɓe nde ɓe mbattara hakkillaji e gueɗe baɗe ni par ce que min jortori ɗo henne ko saabi Allah e nelaɗo mum e sababu ni yidde addude contribution amen e ɓamtare leyɗele amen e ɓamtare nokkuji amen kono amin daña hen caɗele kewɗe nde tawno a arat saabi Allah gara yidde liggade e nokku ma kono finalement won dariɓe ene kaɓoma tawa an ka garɗo saabi Allah ka garɗo addude ballal ma e ɓamtare nokku ma mbeɗa sikki ɗon min ponno ko jaɓɓede min ponno ko bismede e wallodirede kono wona haɓede Allah waɗi suturu noon ko waɗi ɗo ko teddino no feewi gueɗe kewɗe ɗeɓanoma addede hen kono joom baɗe bawɗe o yamiri yo ɗum waɗ Allah waɗi ɗum waɗi kadi ɓenni e jaam hay caɗele goto min dañani hen ɗum noon ko weltare tan e ñagade wonde hande joguiɓe ko wiyete responsabilité ji e laamu ngu ɓe ganda ɓe jooɗani ɗo ko Sénégal naaɓe fof ɓe jooɗani ɗo ko laamɓe hono mabɓe miskineɓe fof ɗum noon kala ko ari ko ganduɗa ko addira ko pour Sénégal naaɓe miskineɓe ɓe mbawa wadde ɗum e potal ɓe liggo e potal ɓe liggo e nunɗal c'est très important nde tawno min ji potal ngal wodani ɗo ene waɗi baali e borti inégalité sociale ene haaɗi gueɗe ɗe yaade ɗum noon amin ñagonde potal waɗete ko waɗete ko te kamɓe tottaɓe hande responsabilité ji e laamu ɗi so tawi ɓe jii ko wayni ɓe poti ko addude hen ballal mabɓe ɓe poti ko addude hen contribution mabɓe